يا ربي بالمصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم. نورنا يا منتقى مجدنا يا منتقى كنزنا فدلنا من الله يا منتقى نورنا يا منتقى مجدنا يا منتقى كنزنا فدلنا من سيدي تعالى يا منتقى نورنا يا منتقى مجدنا يا منتقى كنزنا فدلنا من سيدي تعالى ما خلت للدهر هنا يقتى في آثار لفقد قائدنا صادق سيدي تعالى لله ما شاء ما شاء الجليل بنا راديت ما فيه من كربنا وسيدي تعالى إذا ورث الله بدل فقد قدواتنا ما نوره نارمي جامع سيدي تعالى فزنا بنيل الوراث الخير محسنون من نور والديه معنا سيدي تعالى يا ملجأ الخير يا مدروب أمثلات في الأفق جميعها حسن لما سيدي تعالى يا ربي بالمصطفى أنت الآلي صمد أحسن ما دان نبيه يا ربي سيدي تعالى آمين آمين يا ساتر تمم الله نورنا من نور من نور الولايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم وعلى آله وصحبه وسلم.
ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني وعن خلفائه ومقدميه خاصة تلميذه شيخنا وملاذنا ورجائنا ووسيلتنا إلى الله شيخ الإسلام والطريقة قائد الجهاد سيد العباد الحج عمر الفوتي وأن مجاهدين الذين هاجروا معه وأووا ونصروا إلى يوم الدين caggal yettude Allah e julde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo weluya Allah won e ceerno men Cheikhana Ahmad Tijani e khalifaɓe makko fof tengti noon almuudo makko Cheikhana Ahmad Tijani mo ngannduɗaa jeyi ñalawma oɗo ndeɗo jonde so yiyama tan enen fof eɗen ciftora ardinoɓe men seeremɓe men nehɓe men hono Alaji Seydou Nourou Tall e ceerno Mountaga Ahmad eyyi ɗum noon yonti e yamirore ceerno men Chérif Abdoul Moutalib At-Tijani e ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Mouhamadoul Bachir ɓe jamiri ceerno Madani Muntaka Tall khadimul hadratil umariya yo golle ziyara Alaji Seydou Nourou e ceerno Mountaga yo waɗe ɗum noon en jaggui ñalawma nogas e tati e nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru janvier eyyi hikka noon ziyara o hawri ko 50 duuɓi ko Alaji Seydou Nourou wirni ɗum waɗi ziyara o ƴewde hoolare ko endam e alaka qonnoɗo hakkude Alaji Seydou Nourou e ceerno men Sidi Haj Malik radiallahu taala anhuma ɗum waɗi ñalawmaji ɗi teddinira ko ɓesgu Alhaji Malik radiallahu taala anhu e min teddinira ɗum khalifa mabɓe Serigne Babacar Mansour e miñiraɓe makko fof ñalawmaji ɗi ko ñalawmaji mabɓe kadi oɗo ziyara nde fuɗɗoto nde ko jinnaɗo men ceerno men Serigne Abdoul Aziz Dabbah kanko tottuno yamirore miñi ko sehil makko ceerno Mountaga yo fuɗɗo ɗum o waɗana ɗum jinnaɗo makko ceerno Seydou Nourou hitande fof eɓe mbaɗa ɗum en ji noon ɗum noon hitande fof ne yaara yeeso eyyi no wayno tan ko yamirore ceerno Mountaga ne heewi wiide kala ko wonde yamirore yarat ko yeeso eyyi wa azzin fi nnasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiqin mbo jomiraɗo yamirno nelaɗo Allah nelaɗo men Ibrahima bammen Ibrahima alayhi salam ko on tan yahat ha joni ɗum waɗi gueɗe ɗe yaharat ko yeeso tan inchallah eyyi ko heddi ko noon ziyara o détail yu ziyara o bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe moɓe tottu mon kono ɗum yarata foof so Allah jaaɓi min mi arno tan ko udditande ɓe wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi su ngeen gisee toogaay bi toog am na lu mu leen war a fàttali mooy génnu Ceerno Seydou Nourou radiyallahu taala anhu 25 janvier la woon at boobu su ñëwee fépp fu njabootu jullit nekk dina xalaat bés bi ndax dafa nekkoon góor goo xamee ne dafa liggéeyal lislaam kon su bésam boobu ñëwee njabootam ak am di jàmmam ak ay soppeem dañuy daje ci bërëb bii pour defal ko ay ñaan ndax bokk na ci doom bu déggal waajuram doom bu baax mooy kuy ñaanal ay waajuram donc bés boobu ñëwaat na ren mooy ñeent fukki at bi mu làqoo ci suuf moom Ceerno Seydou Nourou radiyallahu taala anhu
comme nag xam nañ ne relation ak Alaji Malik radiallahu taala anhu ñu ne ñeen fukki atam yi moom dañ koy jël jagleel ko njabootu Alaji Malik muy sëriñam moom la ñu jox bés bi kon mu ngi nekk ci kilifteefu sëriñ Aboubacar bu Mansour ak ay rakkam ñoom ñoo yor kilifteef bi ziyaara bi nag dina nekk juróomi fan wala ñeenti fan mu ngi commencé le 23 bi conférence bu mag bu ñuy def fële ci King Fahad lan la conférence bi di wax conférence bi dafay wax ne valeurs yi nu ñu yàqoo ak jikku yi nu ñu yàqoo dañu bëgg a seetaat yan garab mooy tax société bi baaxaat ñu ne nag léegi amuñu keneen ku gën loolu ndax am nañu góor goo xamee ne dund na téeméer ak fukki at ak juróom benn muy Thierno Seydou Nour nan la dundee woon ci dundam lan la doon def ñu fexe jël ci dundam seet lan lañ ci mun a jël ba faj ci njaboot gi ak société bi kon conférence boobu dina def le 23 ci King Fahad 10 heures lay commencé su ginnaaw boobu su conférence bi weesoo vendredi bi ñëpp xam nañu julli juma julli dinañ jóge fu nekk ñëw ñu daje fi julli ci juma suñ jullee juma ngoon bi dinañ def xadara suñ defee xadara boobu suñu paree Thierno Madani dalal gan yi waxtaan ak gan yi génnee mission lu mu war a wax li lan la war a wax ak njaboot gi loolu dina am mooy ajjuma bi samedi bi di comme niñ ko doon defee dinañ def ay ñaan yoo xamee ne dañ ko jagleel mag ñi jagleel ko réew mi jagleel ko adduna bi yëpp ndax ñaan addu'a u silahul mumin jullit su jaaxlee na delluwaat si ku yor yi mbir yëpp mooy yàlla ñu ñaan ko ndax yàlla wàcceel ñu jàmm wàccee jàmm si adduna bi wàccee xéewal si adduna bi loolu dina am samedi bi ak dimanche bi mooy cérémonie officielle bi fan yooyu yëpp dinañ def ay ñaan ay xatmu Quraan yi dinañ ko def cérémonie officielle bi samedi la si ngoon foofu la ñuy daje officiels yi ñëw gan yeneen yi ambassadeurs yi ñëw ñu daje waxtaan ak ñoom di altine bi boobu mooy rabida daje def seen conférence bi bu ñu doon def bi ligue bi ñu daje waxtaan si loolu mais ziyaara ren bi daal xususiyam mooy ñëpp xam nañ ne jumaa ji dañ nekk si liggéeyaat ko kon ñuy fàttali jullit yi jumaa néegu yàlla la néegu yàlla nag su wootee jullit bu texe di nga ñëw def ci sa dërëm man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla kër yàlla tabaxal la kër ci àjjana ku tabaxal yàlla jàkk yàlla tabaxal la kër ci àjjana mais soo waxee tabax kër dañuy ne kooku de borom alal yi yonent bi dellu defaat récupération ne walaw qadra mafxasati qataatin même su dee loo xamee ne picc fu muy tëdd tàggu picc nga ci def yàlla dina la tabaxal kër kon nag loolu mooy xususiya bi ñu ngi siy woo jullit yëpp di fàttali leen bés yi di ñëw muy le 23 24 25 26 ba le 27 fii la ñuy daje di def ay ñaan yàlla nañ yàlla nangul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thierno Macky vient d'introduire la séance d'appel à l'occasion de la ziara que nous organisons annuellement ici même sur le site de la grande mosquée Cheikh Omar Al Fouti. Nous nous inscrivons totalement, comme vous le dites, n'est-ce pas, pour les propos que lui-même il a prononcés en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala et en priant pour le prophète, en rappelant les circonstances dans lesquelles la ziara a été décidée d'être organisée. À la disparition de Thierno Seydou Nourou Tall, rahmatullah alayhi, le 25 janvier 1980, Feu Serigne Abdel Aziz Sy et Feu Thierno Mountaga Tall, qui est le fils spirituel de Thierno Seydou Nourou Tall, ont décidé de dédier à la mémoire de leur maître, Thierno Seydou Nourou Tall,
une manifestation religieuse qui s'organise tous les ans. Au point que cette année, nous allons tenir la 40e édition de cette grande manifestation religieuse. Ils l'ont dit en pulaar, cette ziara aura lieu du 23 au 27 janvier 2020, soit 5 jours. Le premier jour, qui tombe un jeudi, c'est le jeudi 23 janvier, sera organisé au complexe King Fahd une grande conférence internationale, puisqu'elle s'adresse à l'opinion de façon générale, sur l'important thème qui s'énonce comme suit: crise des valeurs et déviance sociétale au Sénégal. Quel remède à la lecture du Saint-Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Comme ils l'ont expliqué, nous tous, nous faisons partie des membres de notre société, la société sénégalaise. Nous sommes tous témoins de cette crise de valeurs. Nous sommes tous témoins des déviances sociétales qui en ont résulté et qui se perpétuent. Thierno Madani Mountakha, sous l'autorité duquel cette manifestation religieuse est organisée, a pensé qu'il était le moment de procéder à une relecture de notre société. Et rien ne pouvait être opportun pour cette relecture que d'organiser une conférence telle que nous l'avons rappelé tout à l'heure. En souhaitant que, à l'issue de cette conférence, on trouvera des recommandations pour servir de modèle, pour servir de remède, n'est-ce pas, qui vont appeler les croyants musulmans que nous sommes peut-être à nous amender pour nous conformer aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala contenues dans le Saint-Coran, et pour nous conformer également aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en puisant tous les éléments, tous les enseignements nécessaires de la vie de notre saint guide Thierno Seydou Nourou Tall. Cela, ça va avoir lieu donc le jeudi. Le vendredi sera marqué par l'ouverture formelle, je dis bien formelle, de la ziara. Ça se déroulera ici même à la mosquée et ce sera fait par le Khalif Thierno Madani Tall. Naturellement, on priera la grande prière du vendredi, et bien on procédera également au grand rassemblement spirituel et dénommé Hadara pour les disciples Tijan qui vont se retrouver ici toute la soirée. Le samedi, une autre conférence sera organisée ici même, sur le lieu, par la Ligue des Oulémas, qui portera sur ce thème-là et qui dissertera plus largement sur la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Le dimanche, ce sera la cérémonie officielle dans l'après-midi. La cérémonie officielle au cours de laquelle Thierno Madani recevra la délégation officielle du gouvernement. Et le lundi sera surtout marqué par le congrès de la Ligue des Oulémas, et dans l'après-midi, ce sera la séance finale où nous recevrons les messages des associations sœurs de l'association Ahbab Cheikh Omar. Ensuite, il y aura naturellement la clôture. C'est à dessein que je n'ai pas cité les activités matinales. Donc, du vendredi 24 au samedi 26,
tous les matins, il y aura lecture du Coran, il y aura des prières, il y aura des causeries religieuses. Il y aura ça. Au cours des causeries religieuses, on pourra marquer effectivement la célébration des 40 ans de disparition de Thierno Seydou Nourou Tall, mais également on pourra développer un autre point focal de la manifestation, à savoir le projet de reconstruction de la mosquée dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le khalife saisira cette occasion. Thierno Seydou Nourou Tall yalti aduna duuɓi capannayyi hikka e ziyare en ko heen tan watte toɓɓere rewnde heen duuɓi capannayyi kadi mo ngannduɗaa ɓe kañumen sosi oɗo ziyare kañumen balli Thierno Mountaga Tall fawde oɗo ziyare liggaaɗo ɗum woni association walla mbiyen fedde ahbab Cheikh Oumarul Foutiou kamɓe ne hikka woni duuɓi capannayyi mais ɓe ciftore e oɗo ziyare eɓe nduune ngam Allah subhanahu wa taala jarnaɓe kamɓe ne toɓɓere rewnde heen o mawnom Ibnu Annas Gaye haali ɗum joni woni jumaka enen ñaaga dayiraji wonɓe e leydi ndi fof yo taw ko ɗo e Dakar walla caggal Dakar e région ngaji ɗi kamɓe fof soɓe ngara hikka ziyara eɓe mbaɗa organisé koye mabɓe ɓe gadda ballal mabɓe e totta ɗum ceerno Madani saabu enen gandi juma sene maahe ceerno Seydou haali ɗum naani julɗo fof ene yiiɗi heen yiide hoore mum tengtin noon e juma Cheikh Oumarul Foutiou mo ganduɗa ko tanika e hoore mum gummiɗo e makko woni ceerno Mountaga Amadou Tall kañum mahi oɗo juma innirɗum juma Cheikh Oumarul Foutiou nden enen fof julɓe mi yaani fuutankoɓe julɓe Sénégal fof ene poti yiide koye mumen e kaɗo juma inchallah ɓe gadda balle mabɓe e ziyara ne tawi ɗum ɓurata webde e mabɓe eɓe gadda ɗum ɗo e juma ka toɓɓere wattindinde hitande fof ceerno Madani ene ƴetta taw ko neɗɗo walla ceernaji walla fedde innir ɗum ziyara he hikka noon o wi ziyara he innirte ko galle Seydi Alhaji Malick Sy enen gandi enen fof hakkude ceerno Seydou Nourou Tall e ceerno mum ceerno Seydi Alhaji Malick Sy ɗum waɗo wi hikka ko ɓesgu ceerno Alhaji Malick Sy kañum innirte ziyara he ɗum ɗon woni toɓɓe nayyi mo jinɗen ɗe haalde enen ciftoran dayiraji sukaɓe ɓe e dayiraji rewɓe fof ɓe mbaɗanno hitande fof eɓe gara e deƴere ɓe gara e needi ɓe gara ɗe poti arde eɓe gara ɗeɓe gowi arde seɓe gari kadi ɓe ndono golle ɗe kal golle poɗɗe gollede ɗo e juma ka min ndende mabɓe kamɓe sukaɓe e golle poɗɗe waɗede kadi King Fahd Palace de conférence o ñande alhames ɓe mballa en kadi e golle ɗe ɓe jaɓɓo ɓe mballa men ceerno men jaɓɓade hoɓɓe mumen e mballa seerme ɓe jaɓɓade kadi hoɓɓe ɓe nannude men e nder saluji ɗi haaɓe jooɗo haaɓe keɗo eɓe keɗo ko ganduɗa ko ene nafa julɓe fof mbokk yi assalamu aleykum wa rahmatullah xam ngeen ren mooy ziyaru ceerno Seydou Nourou Tall bi nga xam édition ñeent fukki at ñuy defal ceerno Seydou Nourou Tall ziyaar mook ceerno Mountaga Ahmad Tall ren nag ziyaar bi dafa am loo xam ne dafa am lu mu àndal lu tax ñi wax loolu mooy ren la ñeent fukki at ceerno Seydou Nourou Tall génn àddina ren la tamit ñeent fukki at kuréel bi nga xam ne moom ci boppam moom mooy organiser ziyaar bi di ahbab Cheikh Oumar ren la am ñeent fukki at moo tax ceerno Madani Tall moom nga xam ne mooy suñu xalif moom mi nga xam ne moom ak ahbab ak rabita ñooy organiser ziar bi ñu ne lépp lu ñuy def ci ay conférence lépp lu ñuy def ci ay fàttali ci ziar bi incha allah dina tourner ci ceerno Seydou Nourou Tall ba tax na conférence bu mag bi ñuy def King Fahd Palace président rappelé na léegi thème bi ci moom lay nekk ndaxte bu ñu ne crise des valeurs bu ñu xoolee jikko yi nu mu bonee lan mooy jikko yu bon yi naka la bonee bu ñu bëggee indi ay solution maanaam ay remède ñu xool ci dund suñu sëriñ ceerno Seydou Nourou Tall ñu indi solution yi waaye at bu nekk tamit ceerno Madani day ut benn parrain digleel ko ziar bi ren ñooñu yi ko digleel mooy njabootu Seydi Alhaji Malick Sy ndaxte ñëpp xam nañu diggante ceerno Seydou Nourou Tall ak sëriñam Seydi Alhaji Malick Sy loolu kenn réeréewu ko ci dëkk bi moo tax ceerno Madani jël jagleel leen ziar bi njabootu Seydi Alhaji Malick Sy yëpp ñoom ñooy parrain wu ziaru ren bi incha allah point bi ci tegu bu mujj bi mooy jumaa ji wax nañ ko fi ñi ma jiitu wax nañ ko fi waaye man damaa bëgg rek sànni kaddu ci kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci ndakaaru ak li ko wër ak ci Sénégal ak partout feneen ci diaspora bi kuréelu xale yi ak kuréelu jigéen yi nga xam ne ñoom dañoo organiser wu ci ay daayira ñoom ñëpp xam nañu léegi
que projet jumaa ji départ na Thierno moo ko yenu ak ñi koy dimbali ci liggéey bi bu ñu bëggee indi seen contribution incha allah ñu organiser wu ñëw ci ziar bi indi ko fii danañ fi fekk ñi nga xam ne danañ leen dalal ni ko Ibnu waxee sànq ticket de contribution yi am na bu ñu ñëwee ñoom ñëpp incha allah ñu fekk fi commission finance ñu def seen loxo ci liggéey bi ndaxte xam ngeen jumaa ji mooy jumaa Cheikh Oumarul Fouti ba nga xam ne premier sëtam bi njëkk tabax jumaa ci àdduna bi mooy Thierno Mountaga Ahmed Tall ba pare tuddee ko maamam Cheikh Oumarul Fouti jumaa jooju kon boog bu ñu koy defaraat jullit yëpp am nañ ci seen wàll du jumaa tukulóor du jumaa fuutanke du jumaa sénégalais jumaa àdduna bi yëpp la jumaa umma islamique la moom la ñu bëgg a defaraat kon bokk yéen ñëpp ñu ngi ciy xaar seen i contribution lii moo doon waxtaan bi lii moo doon woote bi ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw ci jàmm ak salaam ngeen ñëw ci ni ngeen daan ñëwee ci tekk ak tey waaye ñu ñëw yenu liggéey bi yëpp ñun xale yi dimbali Thierno Madani ngam ziar bi mucc ayib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu 40e anniversaire mais li ci am solo bi yoon ci 40e anniversaire bu ñuy woote ci turu Sidi Abdou Moutalib ak Tijani ak Sidi Mohamed El Bachir Tall ak Thierno Seydou Nourou Thierno Seydou Aboubacar Sy Ibn Mansour di xalif général de Tijane di woote ci Thierno Madani di xaadimu famille omarienne dañuy àbb ñooñu seen làmmiñ yu sell yooyu jéem a wax ci ñun li ñu jot ñu wax ñu ñetti pàcc la ñuy wax ci loo xam ne moo am solo pour ñun ci ziara bi fàttaliku bi conférence bi ak li nga xam ne moom la ñuy wax xaalis bi ñu soxla pour tabaxaat jàkka ji pour ziara bi duñ ci dellu si Thierno Seydou imam wax na ko ñaareel bi Thierno Madani dafa xool depuis longtemps chaque fois dañuy xool fu ñu toll ak jamono ñu wax ak nit ñi ci lan la jamono yi fan la toll fi ñu toll fi mu nag ñëpp d'accord nañ ci ne dafa am li nga xam ne mooy valeur yi am ci réew mi mu jikko yi soppite gu mag am na ci ku ci nekk yaa ngi gis li am ci dëkk bi saaga yi wax yi drogue yi leneen ak leneen yoo xam ne dañ koy effleurer te kenn waxuñu ko te kilifa wu diine war a dëgg tëju sa néeg doo xool li xam sa digg kër ci loolu la ne nañ woote waxtaan ci loolu pour ñu waxtaan ci nag dañu jël ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci fànn googu dañu jël professeur Djibril Diakhaté di professeur université sociologue mu defal ñu photographie bi fi mu nekk nan la fan la Sénégal toll ci jikko yooyu ak déviance yi ñu teg ko ñëpp gis ko nga xam ne kenn du sëgg kenn du gëmm ñëpp ay xippi xool lan la ñu seet nag lan la Allah subhanahu wa taala wax ñu ci quranu karim ñu mën a jël nuñ ko faje mais nit ku nekk toujours yaa ngi wut modèle nit ñi fi mu ne ñu wut modèle boor bu nekk modèle yoo xam ne du leen yóbboo fenn juróomi at lay jël après boo màggatee modèle bi màggat loolu jeex mais modèle koo xam ne am na téeméeri at ak fukk ak juróom benn fa tabarakallah asalu xaaliqin muy Thierno Seydou Nourou Tall ñu tibbaat ci dundam lan la xam ne mën nañ ci jël su fekkee ne àddina bi dafa na tukki lan lañ ciy jëlee pour mucc ci ndax ay jullit lañ te bu ñuy mucc ñëpp la ñuy muccaloo ndax ku taal dara lépp ay tàkkandoo ka ko taal ak ka taalu ñëpp ci donc comme ñun amul ñeneen lu dul suñ bopp mais surtout njaboot gi ñu mën leen éviter ëllëg loo xam ne réccu dina am te ku ci nekk ëllëg da nga taxaw sa kanamu borom allah subhanahu wa taala mu laaj la ndax sa responsabilité assumé woon nga ko ci loolu ne buñ ci waxtaanee dinañ ci tënk loo xam ne moom mooy remède yi ñu ci yaakaar ne moom mën nañ ko ñu jébbal ko kilifa réew mi kilifa gi jiitu ak kilifa diine yëpp loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy am habitude toujours muy recueil yu recommandation yu am ñu seet comme ni sëñ Babacar wax buñ waxee ni ñu ñëw dégluñu nañ leen ñaan ñu dégg buñ déggee ba pare lan la ñuy jëfee pour soppi mbir mi donc mooy loolu mooy ñaareeli pàcc bi ñetteeli pàcc bi nag di masjid bi ku dégg na ñuy changer jàkka ji dana la jaaxal ndax jàkka ji biñ ko tabaxee yàggaay bu na liggéey bi yàgg na ne fi ñu ko tabax mu ngi nekk ci wetu géej géej ñëpp xam na ne sel marin bi day dugg ci bâtiment bi affecté na bâtiment bi te duñ ko bàyyi noonu Thierno Madani jëlal ko nag beneen projet boo xam ne dafay relever projet wu Thierno Mountaga waajuram ne dañuy tabaxaat jàkk boo xam ne digne de ce nom à tous les niveaux ci loolu nag lañ ne jullit yu nekk sëñ bi wax na ko sànq Thierno Seydou ku ci defal bu doon tartafar ay ni lu nga xam ne benn picc mën na fa fanaan sax tabaxal nga sa bopp nii lu jàkk ci loolu nag lañ ne jullit yi waxuñ kuy tijaan waxuñ kuy la jullit yi lañ wax ñi nga xam ne yëpp ashhadu an laa ilaha illallah ñu koy wuyoo
te fi mu nag bu ñu noddee ñëppay dugg ci jàkk ji kuy dugg duñ la laaj sa tarixa ñëppay dugg ay jullit ngeen jullit yooyu nag lañ ne ñëw leen ngeen jàpp ci seen liggéeyu bopp ndax jàppale Thierno Madani Tall ci projet boobu ñi ñuy woo nag pour mu ñëw dina def moom lancement bi ci per juróomi fan yooyu mais dañuy wax kuy gém xare da nga gànnaayu képp kuy taalibe kuy ñëw fii ci ziara bi gànnaayul sa poos loo xam ne am na ay ticket yoo xam ne nañ ko jox nit ñi nga jox ko ticket yooyu boo ko jëndee nga xam ne bu doon tartafaya ni def nga ko 5000 10 000 15 000 1 million 1 milliard joxe nga sa contribution ndax ñu tabax jàkk ji loolu mooy xam ne fi mu nag moo ñu gën a ñor ci période bi te dinañ ko def de la manière la plus transparente kenn du joxe sa xaalis ci benn mbaxana muy wër kuy joxe sa xaalis dinañ ko jox ci ticket bu ñu lay daggal nga jël nga xam ne yow boo delloo sa kër da nga mën a wax ne lii kat def naa ko ci jàkk bi ñu doon tabaxal suñ borom ñu dëppee ko jàkk Cheikh Omar Foutiyou Tall te loolu itam ñu ngi ciy woo suñ mbokku diaspora bi ndax ñëpp xam nañ ne li ngeen di def nii yeneen koy wasale ci àddina bi yëpp ñi nekk Europe ñi nekk États-Unis ñi nekk Afrique ñoom tam ni ñu leen di woo te ñoom tam toujours dañuy ñëw ci ziara bi ñu ñaan leen ñoom tam ñu fagaru ñi ñuy wax tam ñu fagaru mooy ñu amee daayira yi mu xaddam yi ñëw fii ànd ak seen mbooloo na ku nekk daal amee ci sa gafaka loo xam ne boo ñëwee da nga mën a teg ci table ji ne lii mooy sama wàll ci li nga xam ne teg naa ko pour ci liggéey bi loolu lañ doon am lu ñuy insister surtout liggéeyu jàkk ji wa ma zalika ala lahi aziz jërë ngeen jëf. Chers frères et sœurs en l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À l'instar de chaque année, nous nous dirigeons vers la commémoration de la ziara Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmed Tall, qui est organisée chaque année par le Khalif Thierno Madani Tall, avec les deux branches qui sont à ses côtés, à savoir Ahbab Cheikh Oumar et Rabit la Ligue islamique. Cette année est une année particulière pour la Oumma islamique et pour Thierno Madani lui-même, puisqu'il s'agit des 40 ans du rappel à Dieu de El Hajj Thierno Seydou Nourou Tall, notre marabout. Et c'est pour cela que toutes les manifestations qui seront organisées cette année autour de la Ziara tourneront autour du Saint-Homme. Que ce soit de la conférence au King Fahd Palace sur le thème crise et déviance sociétale au Sénégal, quel remède à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall. Donc cette conférence tournera essentiellement autour des enseignements et de ce que nous a légué le Saint Marabout. Ensuite, nous aurons, comme à chaque année aussi, un parrain. Cette année, le parrain qui a été choisi par Thierno Madani est la famille Seydi El Hadji Malick Sy. Eu égard à toutes les relations que vous savez tous, les relations qui existaient entre Thierno Seydou Nourou Tall et son marabout Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cette raison que, puisque nous célébrons les 40 ans de son rappel à Dieu, Thierno Madani a choisi la famille de Seydi El Hadji Malick Sy pour qu'il soit le parrain, accompagnant ainsi les travaux qui tournent autour de Thierno Seydou Nourou Tall. Cette année aussi, la Ziara fera un focus essentiel et important sur le projet de construction de la mosquée omarienne. Vous savez que cette mosquée a été construite et érigée par notre marabout Thierno Mountaga Amadou Mountaga Tall, et c'est la première mosquée qu'un petit-fils de El Hadj Omar construit lui-même et porte le nom de Cheikh Omar Foutiyou. Donc cette mosquée-là, c'est la mosquée de toute la Oumma islamique. Ce n'est pas la mosquée des Halpulaar ou des Foutanké, ce n'est pas aussi la mosquée des seuls Sénégalais. C'est la mosquée de toute la Oumma islamique, parce que nous savons en général que toutes les délégations étrangères qui viennent ici à Dakar prient le vendredi ici, dans cette mosquée-là. Donc il est essentiel que nous faisions cet appel-là à toute la Oumma, à toutes les daïras de jeunes, de femmes qui sont à l'intérieur du pays et dans Dakar, pour que pendant cette ziara-là, ils apportent leur contribution à l'édification de cette mosquée pour en bénéficier de tous les avantages, Inch'Allah. La quatrième chose que nous voudrions porter à l'attention de tous les pèlerins, c'est que ce sera aussi les 40 ans de la naissance de Ahbab Cheikh Oumar. Ahbab Cheikh Oumar, qui est l'association qui organise la ziara de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. Alors, Ahbab Cheikh Oumar, qui était constitué des amis de Thierno Mountaga Tall, qui ont créé cette association autour de lui et qui lui ont permis, qui l'ont assisté à mettre en place, à mettre en œuvre cette ziara-là. D'ailleurs, 3 d'entre eux, les derniers qui étaient en vie, sont partis ces derniers temps entre le mois de décembre et le mois de janvier. Il s'agit de M. Abiboudat, de M. Thierno Oumar Anne et de El Hadj Moussa Tall qui sont partis récemment, qu'Allah ait pitié de leur âme. Donc toute l'association et toute la Oumma et toute la Khadra oumarienne
auront l'occasion effectivement de leur rendre de vibrants hommages, parce que c'est eux-mêmes qui sont le fondement de tout ce socle-là. Bien sûr, avec ceux qui sont partis avant eux et qui ont avec eux constitué cette association-là et permis d'organiser la grande ziara vers laquelle nous nous acheminons. Donc c'était ça l'appel, c'était ça le fondement de l'appel que Thierno Madani nous a insisté pour que nous fassions. Nous vous demandons à vous tous de contribuer à la bonne réussite de la ziara. Nous remercions tous les journalistes qui sont venus ici aujourd'hui, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse regardée, que ce soit la presse parlée, et que la presse en ligne. Nous vous remercions tous d'avoir été les moteurs de cet événement-là et nous vous invitons à toutes ces journées de la ziara donc, qui se dérouleront du 23 au 27 janvier, ici même au niveau de la mosquée omarienne. Notre Khalif Thierno Cheikh Oumar Ly va donner le doigt de clôture. Comme ça, on va clôturer la séance, Inch'Allah. يا منتقى مجدنا يا منتقى كنزنا فدلنا من الله يا منتقى نورنا يا منتقى مجدنا يا منتقى كنزنا فدلنا من سيدي تعالى يا منتقى نورنا يا منتقى مجدنا يا منتقى كنزنا فدلنا من سيدي تعالى ما خلت للدهر هنا يقت في آثار لفقد قائدنا صادق سيدي تعالى لله ما شاء ما شاء الجليل بنا راديت ما فيه من كربنا وسيدي تعالى إذا ورث الله بدل فقد قدواتنا ما نوره نارمي جامع سيدي تعالى فزنا بنيل الوراث الخير محسنون من نور والدي معنا سيدي تعالى يا ملجأ الخير يا مدروب أمثلات في الأفق جميعها حسن لما سيدي تعالى يا ربي بالمصطفى أنت الآلي صمد أحسن ما دانا به يا ربي سيدي تعالى آمين آمين يا ساتر تمم الله نورنا من نور الولايات